وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. suñu vidéo bu mujjee ñu ngi leen digoon lu am solo mooy naka la ñuy mokkal bu gaaw, mokkal bu mucc ayib, mokkal bu yomb. ndax jamono ji bokk na ci li gën a jafe ci jamono ji mooy mokkal dara, moo xam mokkal texte la wala article wala code wala texte wala belle phrase wala benn kàddu bu am solo muy xikma wala alquran wala xadis. lu jafe la, wala xasida yoo war a tari ay bayt. li ko waral nag dafa bari lool. léegi nag tey dama leen indil ay solution, ay technique, ay yoon yoo xamante ni buñ ko jëfandikoo rek incha allahu dinañu mokkal bu gaaw bu mucc ayib incha allahu. keroog maa ngi leen di wax ni doomu aadama yàlla daf ko bind def ci moom li ñuy wax bopp boobu yuur moo ci nekk. yuur boobu nag fa la def ay cellules yu baree bari comme ni mu defee ci yeneen cër yi ay cellules yu baree bari, waaye cellules yi nekk ci bopp bari na lool. ay dizaines de milliards de cellules, des centaines de milliards de fils de connexion yoo xam ne ñoom ñooy créer réseau bu am solo, bu extraordinaire ci diggante bopp cerveau bi ak lépp loo xam ne membre la wala cër la lu mën a doon ci yaram bi. mu am communication bu extraordinaire, bu yéeme, bu efficace. technologie boo xamante ni bi technologie de pointe la, yàlla def ko. technologie de pointe suñu borom subhanahu wa taala ci moom la fekk baax. dañuy wax ne occidentaux yi wala scientifique yi toll nañ ci niveau nangam ci xam-xam ci science ci technologie, waaye yooyu yëpp par rapport ak technologie bi borom bi yore du dara. kon nag yàlla technologie bi mu def si suñu yuur yi extraordinaire bu yéeme la. bu njëkk mooy il faut nga xam ni yàlla sàkkul rab yi suñ ko waxee ci tubaab mooy imbécile. xam nga tey baatu imbécile ñu bari suñu dañ jàpp ne saaga la, mais du saaga, mooy ku xamul dara. yàlla nag sàkkul ku xamul dara, c'est-à-dire sàkkul yuur boo xamante ne mënta xam, mënta recevoir ay données, mënta garder ay données. parce que suñu bopp yi ay kii la, ay kii de xam niñ koy waxatee sax, maanaam boo bëggoon tey denc benn donnée am na foo koy dugal mu nekk mémoire, mu nekk loo xamante ni bii comme Google tey mun nga si denc say données, say mail mun nga ko dugal sa biir boîte. xam nga yooyu yëpp bopp tam noonu la mel. tey boo soxlaa denc benn mbir mun nga jël carte mémoire wala nga jël clé USB nga def ko ci, wala disque dur externe nga def ko ci, wala interne nga def ko ci. bopp tam noonu la mel. kon yàlla bopp yëpp def cee def loolu. léegi nag dañuy wax génie mën na am ñu ne nit ki génie la, il est génie, nga xam ne lu mu lire rek mokkal ko, lu mu jàng rek mokkal ko. waaye le génie peut être entraîné. doon génie mun nga ko entraîner. donc amul mauvaise wala bonne mémoire, waaye il y a que une mémoire entraînée. waaw mémoire bu ñu entraîner tàggat ko rek moo am. léegi nag bi si njëkk mooy ku bëgg a mokkal bu gaaw, bi si njëkk ma jox leen technique bi, wala tamit bi si njëkk ci wàllu alimentation yi, li ñuy lekk, lu ñuy naan. bi si njëkk mooy lekk yi ngay lekk faaw nga xool ko, du n'importe quoi nga war a lekk. bari na ñoo xamante ne si ñun am nañ problème wér-gu-yaram wala problème mu bopp sax pour mën a jàpp capter lu mu gaaw, wala tamit problème mu nekkin ci boppam, bien-être. lu ko indi moom mooy seen lekk, maanaam alimentation moo baaxul. kon bu si njëkk defaral sa alimentation mu baax, nga xam li nga war a lekk ak loo warut a lekk. loolu xoolal, gisal médecin boo xam ne mën na la dimbali ci loolu, mu wax la lii nga war a lekk te mu baax ci sa yaram, ci sa mémoire, ci sa xel. loolu mooy bu njëkk. ñaareel moom mooy del naan ndox bu bari. ndox waroo ko manqué. waaw ki la ëpp lu muy naan dale moo lay ëpp wér-gu-yaram.
te moom la cerveau am di gën a dox que ki nga xam ne du naan lu bari ndax 70% yaramu nit ndox moo ko composé kon da ngay naan lu bari del naan lu bari. ñetteel bi moom mooy xoolal nit ñi nga xam ne dañu réussir si ñuy def nga xool Mahmoud Khalil Khoussari par exemple mokkal alquran lool nga xam ne buy jàng alquran day gis ne du sax xool téere ni nga koy xool noonu di xool histoire am jaar-jaaram ak képp koo xam ne dañ ne surdoué la wala koo xam ne nit ku extraordinaire wala nit koo xam ne dafa am réussite si wàllu njàng nga koy xool moo xam jullit la moo xam du jullit waaye naan domaine bi mu nekk maîtriser na ko yow en tant que jullit li la intéressé moom mooy alxikmatu doolatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. li ñuy wax sagesse wala lu baax jullit moom lay wër alalu jullit ki la fu mu ko fekk rek moom naka jël moom moo ko gën a yee. kon yow xoolal Einstein nga xool benn boroom xam-xam bu mag moo xam philosophe la moo xam mais bopp bi baax lool mu réussir si lu muy def nga jàngee ci moom nga koy xool di xool ay vidéo dugg ci YouTube wala dugg ci téere yi di jàng di xool donc loolu daf lay inspirer da lay motiver kon dina tax ba yow li ngay jàng li nga bëgg a mokkal da lay gën a pousse da lay gën a ñaax da lay may doole da lay gën may force intérieure ndax kenn ku ne si ñun yàlla am na benn force intérieure bu mu def ci yow boo xam ne soo ko exploité nga yee ko rek nga éveillé ko rek di nga mën a am li nga bëgg di nga mën a réussir. beneen bi moom mooy nga gëm sa bopp gëm ne lii ngay def ni di nga ci réussir. beneen technique bi moom mooy mbokk yi soo bëggee mokkal benn texte lire ko lu bari bu dee texte la nga lire ko lu bari bu fekkee par exemple alxuraan la déglu ko lu bari supposons mu nekk par exemple suratul naba amma yatasaaluun nga koy déglu rek amma yatasaaluun anin naba'il azim nga koy déglu di ko déglu plusieurs fois di ko déglu rek waaw chaque fois nga koy déglu def ko sa téléphone sa oto na nekk foo xam foo nekk rek nga koy déglu boobu nga koy déglu bu yàggee rek cellules yi dañ koy miin dañuy dund ak moom léegi gannaaw déglu bu bari boobu nga daal di kay jéem a maanaa comprendre amma yatasaaluun lan lay tekki nga jéem a xool firi bi boo xamee lu muy firi loolu tam dafa am beneen bénéfice bu mu lay jox ak beneen facilité bi mu lay jox pour nga mën a mokkal aaya yi wala saar wi. donc gannaaw loolu tamit nga répéter ko plusieurs fois waaw déglu bu bari mooy bu njëkk ñaareeli moom mooy lan mooy nga xam li muy tekki def ci méditation ñetteel bi mooy nga répéter ko lu bari amma yatasaaluun nga koy répéter di ko répéter minimum 33 fois nga répéter ko par exemple nga ñëwaat ci beneen laaya bi anin naba'il azim soo paree ci ñaari aaya yooyu balaa ngay jàll ci ñetteelu aaya bi nga boole ñaari njëkk yi amma yatasaaluun anin naba'il azim ba ñaari yooyu tamit kolewu nga articuler entre les deux versets avant que tu s'avances donc balaa ngay avancer nga articuler ñaari dan tajma bayna al ayatayn nga doog a jàllaat ci beneen aaya alladi hum fihi muxtalifuun noonu nga répété ko aussi nombre fois bi nga répété yële donc bul yàkkamti boo yàkkamti rek du sotti donc noonu ngay di def ba saar wi jeex léegi li nga répété lu bari noonu ba mën ko booy tëdd boo xasee ba tëg sa bopp ci lal rek répété waat ko nga nelaw ak moom boo yeewoo tamit nga yeewu ak moom nga jàng ko donc répétition boobu ngay def noonu dafay tax ba mokkal dafay yomb te dafay gaaw donc lii dafa bokk ci li nga xam ne lay yombal nga mën a mokkal lépp loo bëgg a mokkal ci nu mu gën a gaawee jeexagul nag waaye dañuy taxaw foofu incha allahu ba beneen vidéo bi ñu continuer ak yéen ci naka laay def ba mokkal yomb ma naka laay def ba am une bonne mémoire. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk seen xarit imam Aboubacry Traoré. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا